ñu leen di xamal ne élection présidentielle du ay foo te bala ngeen a xam du ay foo ku ciy foo bu jour élection yi ngir yàlla na nga dem toog sa kër parce que Macky Sall li mu liggéey ci réew mi nag lu gars yi daan dox ci 20 ans góor yàlla yi ñii di ko dox ci 7 ans Ablaye Wade ñu ni woon moo fi mën Ablaye Wade def 12 ans Macky Sall daa ñëw def ko ci juróom-ñaari at baatu record yëpp président Macky Sall moo mën ci président yi nekk ci Afrique yëpp man maa ko wax. beneen bi ci topp président Macky Sall nag xanaa ñemewu maa wax ci Abdou Mbow wax ci Ablaye Dieye te duma wax ci Macky Sall waaw mais li muy liggéey man dama cee gis sama bopp te ñoom ñii tey jii buñ ko bàyyi woon sax amaana man li mu liggéey neex na ma ba damay continuer ak moom kon xam ngeen ñun gëm nañ ko parce que koo xam ne dafa ñëwoon fekk Sénégal feebar parce que Macky Sall fàtte xaju fi bu leen fàtte ni bi muy ñëw di jël réew mi dafa fekkoon ay coupure courant yu metti fekk ceeb bi seer fekk courant bi tamit seer nga daan fay sa xaalis ba pare mënoo am courant lu ko gën a metti amul chaque minute da nga daan fay sa xaalis chaque minute courant coupé chaque minute courant ñëwaat chaque minute courant coupé ba matériel yi ci yàqu bu ñu ko defoon évaluation xam naa ne mooy ëpp budget sax bu Sénégal kon bi mu ñëwee jële fi loolu tey jii jox ñu courant bu doy ñu yaakaar ni fa lay yem ama jox la courant ba pare ni la dama lay wutal liggéey waaye avant liggéey bee ñëw ak financement yi dafa indi couverture de maladie universelle waaw mu lancé waat projet bi nga xam ni mooy la DER mooy la délégation de l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes yaakaar naa ni fii ñuy toog nii bari na jeunes yoo xam ni bénéficié nañ ci bari na femmes yoo xam ni gis nañ seen bopp bi ñuy proximité jàmm gën fii yomboon na parce que kër goo dugg même waxuma li leen Abdou Mbow defal waxuma li leen Ablaye Dieye defal waxuñu la li leen Mame Alé defal mais dañ naan la kat président Macky Sall kat sama jàngoro faj na ko parce que toog naa fi weer woo xam ni mënumaa fay courant mënumaa fay ndox bourse familiale bi ma sentir sama bopp bu baax gis naa ñoo xam ni tey jii foo leen fekk lu orange la ni sol te saa ñu ko fayee ko ba ñëw dañ may woo fecc ni ma Macky Sall nag neexul ba neexul mais amul morom. tàmbalee nuyoo bi ci ki nga xam ne mën naa ne sama gan la tey muy le président Abdoulaye Dieye bu président Siggi jot na di wax ne sama gan la ndax Ablaye sama frère la bi ñuy xamante on était au collège man ak moom te maa ngi koy wax léegi ne ko koñ bi ñaari kër yi këru ñoom Assane Soumaré ak kër ñoom Omar Khatar yi ñoo jëlloo ak suñu kër koñ bi ñu nekk à gauche koñ bi ñu nekk Ablaye à gauche 7 buntu kër la bi ci mujj moo ñi Lowen garage moo fa tijjeeku moo tax mu nekk 7 fii à droite 7 kër la waaye benn bi ñu koy wax plan Goyab kenn dëkku fi ba ca des buntu kër gaa nga ca Taliba te kër gu ma ci dugg mën naa ne xam naa fa nit waaye élection bi mu tàmbaleeg léegi dugguma ci koñ bi li tax nag dinaa ko expliquer parce que sama sœur yi maa ngi leen di nuyu muy waa Mbayeen ñoom sama ay sœur lañ sama beneen sœur mi ngi seen wet toog donc di wax rek ne fii Ablaye suñu gox la fi la ñu dëkk juddoo fi yaroo fi màgge fi ki nga xam ne mooy Alé dama koy encourager ndax bi ma déggee ne mi ngi ànd ak yow ba léegi man bokkuma ak homme politique yi nga xam ne dañ naan diw mi ngi ànd ak diw nga dem seeti ko ne ko bàyyi ko ànd ak man gëwuma loolu parce que nit dafay nangu dogal yàlla sax amul unanimité yàlla am na ñu ne yàlla amul donc koñ bi ñépp mënuñu ànd ak Abdou Mbow c'est pas possible te Ablaye xale bu am fulla la ku am fayda la parce que bi mu commencé ànd ak yow ba léegi ci fulla ak fayda laa ko xam yaru tey te tey jii boo xoolee t-shirt bi mu sol sax Ablaye Dieye nekku ci Abdou Mbow ci nekk loolu li muy wane mooy moom loo ko santoon benn mi ngi def fukk sànq mi ngi wax ne woy na nga ñëw jàppale koñ bi effectivement c'est bien mais loolu jàpp naa ne bi ñu ko tàmbalee du tey
gox bi président Macky Sall ñëw na fi fii ci bopp koñ bi en 2011 te li nga xam ne moo am ni nga def nii tey dama jàpp ne nit ku am fulla ku am fayda moo koy def te wax nga sànq bi ñuy wax loolu boo ci waxul woon sax duma ci wax parce que nee nga bi ñuy wax kenn nekku fa ñu wax ay waxu financement je pense que financement diggante 2012 ak léegi li dugg ci koñ bi mën na 100 millions dernièrement li mujj mooy jataay bi am na ñoo xam ne jot nañu seeni message pour la DER loolu dafa doon loo xamante ne nii du lu ñuy ndamoo du lu ñuy wax parce que am na loo xam ne suñ koy def kenn du ko fekke suñ koy def kenn du ko yëg te seetuñu ci waaw góor parce que dañuy jàpp ne man souvent je dis aux gens que Diamaguène nit mën na ma fi ëppale mais nit mënu fi gën a dëkk parce que man biir Diamaguène laa juddoo ma hôpital juddoo ma dispensaire suñu ruqu koñ bii ci laa juddoo Kër Mère Assou Dieye donc nit mënu maa gën a dëkk Diamaguène xam nga bu njëkk ñu bari dañ daan xam ne dañ daan réewlu ci biir kër ba pare wut ay couche carré loolu dafa doon loo xam ne je le dis Ablaye man juddoo ma hôpital juddoo ma dispensaire fii suñu roq bi suñu kër gi mu jàkkaar lool fa laa juddoo donc loolu ba ma juddoo vendredi 9 janvier 1976 à 12h45 ba fi may wax ak yow juguma Diamaguène te bu neexee yàlla su ma faatoo yàlla na yeex membare gii lañ may denc parce que sama place ràññee naa ko ba pare parce que man sama place jarul muy yaatu donc loolu mooy wane ne ñun lu ñu am ci koñ bi moo ñu ko gënal lu ñuy def koñ bi ñoo ñu dooleel te loolu nekkul loo xamante ne nii dama koy xëccoog kenn parce que biñ koy def doomu aadama fekk ñu ci te nit mënta tax ñu bakk donc ale dama lay encourager di la féliciter di la wax ne li nga def nii xale boo am fulaak fayda moo koy def parce que boo ñëwee fekk say mag nekk ci yoon nga ñëw jël yoon boobu dañu lay encourager wax la nag dinañ la jàppale comme niñ la ko waxee woon bi nga ñëwee seet suñu te Ablaye yow tamit dama lay remercier parce que nit la nag koo xam ne nit ku baax la Ablaye Dieye bi mu ñëwee def na fi 20 minutes ne ma duma wàcc te ñëw parce que maa ngi ci woon yeneen activité te mënoon naa comme waa Diamaguène xam nga des fois dañoo xaw a bëri histoire mais moom kenn wanu ko histoire parce que kenn du ko wan nag parce que moom bu ñu gañee fii ci école bi kenn du tudd Ablaye Dieye Abdou Mbow kese la ñuy tudd donc man dama jàpp ne li muy def ak ale man mii la koy defal donc Ablaye jërëjëf te il faut que nit ñi am esprit de dépassement par rapport à certains ay nit ay kilifa sooy ànd ak ñoom da ngay xam ne ay kilifa ngay àndal parce que fa ñuy waxtaane doo ko fekke fa ñuy defee doo ko fekke fa ñuy nase doo ko fekke donc nit ñi dañu war a dal def ndànk mooy lan mooy koo war a waxtaanal nga waxtaanal moom parce que ale su dalul woon du mën a ànd ak ñun Ablaye je te dis depuis ñu commencé ba léegi lépp lu ñuy def bokk na ci ñi gën a jàmbaare ça je te le dis tous les jours lépp lu mu doon def bana ko yow sax xam naa ne li nga koy gis bariwul parce que guddi bëccëg suba ak ngoon mi nga ak man mais loolu c'est parce que yow yaa ko wax parce que soo ko waxoon bàyyi li ngay def parce que am na ñu ko def ñëw ànd ak man day ñëw ànd ak yow mais lii moom mooy li nga xam ne mooy la gis nga générosité du alal ji ñuy maye parce que fii ku nekk yàlla ngi lay jox sa wërsëg mais générosité mooy xam ne nit ki kat yàlla may na ko lii nga nangul ko soo ko defee doo sonn donc vraiment Ablaye maa ngi lay remercier du fond du cœur te li may wax nii sama xol laa ko tibbee te yow xam nga ne je te porte dans mon cœur parce que tu es un homme sincère, tu es un homme loyal, tu es un homme qui travaille. La preuve meeting bi li muy rëy c'est lui qui était le président de la commission d'organisation moo organisé lépp ba pare nag
bàyyeeg nit ñi lépp parce que ñëpp xëccoo wax ak nangam te moom kenn dégg ko mu ibbi baat moom benn nit a ko waxal mooy président de la république ne Ablaye Dièye xam nga loolu nag ku mu doyul kenn dootu la doy donc Ablaye en tout cas man de sant naa la gërëm naa la ba pare comme ni ma la ko waxee bi ñuy xamante yàgg na xamuñu woon ne un jour sax dinañ tase ci terrain politique bay ànd tey yàlla def nga am sa mouvement ba pare man dem naa sa koñ dégg naa li nit ñi wax ci yow xale yi mag ñi ak jigéen ñi te nit nag buñ nee baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax man dem naa sa koñ dégg naa tout le bien que tu fais dans ton quartier tout le bien que tu fais pour les femmes yi ngay àndal tout le bien que tu fais pour les jeunes ba daal di koy étendre ñëw dugal ko sama biir koñ mais loolu nag je pense que quand quelqu'un le fait nekk un acteur de développement man homme d'affaires laa wax de homme d'affaires c'est la première fois élection am nit defar ay t-shirt def ci sama photo ñëw may ma muy Ablaye Dièye te loolu xam nga man wax dëgg yàlla lu ma néewle am naa lu ma defaree t-shirt mais dama toog dem këram mu defar ma ñëw mu ne ma defaral naa la ay parce que dafa am benn jour je pense que Mansour xaw ma la laaj benn photo ma ñëw këram maag Demba mu yëkkati ay t-shirt ci ay mbuus je pense 500 t-shirt ne ma lii man maa la ko jàppale xam nga loolu aussi te ñaanu moo ko nag parce que musuma koo ñaan te duma ko ñaan kenn am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ci gënoon a jekk ëppale ko fuuf te defuñu loolu mais lui il l'a fait te loolu vraiment man daf ma touché trop parce que wax naa ko ma ne ko man de ñi ngi may doog a may t-shirt te comme yaa ma ko may nag dinaa la siiwal ba ñëpp ba nga mel ne Fatia dinaa la siiwal ba nga mel ne Fatia fu ma dem dinaa ne Ablaye Dièye may na ma 500 t-shirt te loolu c'est un geste symbolique et important les premiers t-shirts amoon na ay t-shirts les premiers t-shirts que yi ma utilisé mooy t-shirt yi ma joxoon donc vraiment Ablaye en tout cas vraiment je te remercie jërëjëf moom tuuti na mais su ma amoon lu ëpp jërëjëf dinaa la ko wax donc vraiment loolu laa amoon lu may wax di leen sant di leen gërëm. ki nga xamante ne tey moo waral bés bii di sunu frère di sunu camarade di sunu collaborateur di Ali Ly Ali, toutes nos félicitations, mais aussi vous avez tous nos encouragements. Mais sachez que aussi j'ai un grand estime en toi. Si c'est debout, si c'est passe-passe, et si c'est ligué. Sans que ma sœur m'a marché sur la langue par rapport à ligué, ce mouvement en termes de mobilisation. Donc je pense que lors des parrainages, tu as été le premier à parrainer un nombre si important. te loolu li ko wane rek mooy sa gëm-gëm sa liggéey bi nga xamante ni da nga ko jëmale surtout si li nga xamante ni moom lañ gën a soxla mooy la jeunesse. donc je le confirme et je le réitère ale kenn mënula si mobilisation. donc on te félicite et ñu ngi lay remercier de la encourager si loolu nga xamante ni moom ngay def. di remercier aussi sa jigéen du jàmbaare ji nga xamante ni moo nekk ak yow Adja Fat Ndiaye ràññee nañ ko xàmmee nañ ko si liggéey bi nga xamante ni mu ngi koy def ci mouvement bi. donc ñu ngi sant bu baax kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk fii si Diamaguène bu ma wax dama lumee kilifa yi dama si njëkk a jiital l'honorable député le président Abdou Mbow kooku damay ñëwaat si moom parce que tey bu ñuy wax institution moom moo fi kilifa nguur gi mais aussi di nuyu kilifa diine yi fi nekk imam yi ak nit ñu baax ñi fi nekk ñëpp di nuyu sa wayjur bi nga xamante ni moom nga ñu présenté sànq bu ma ko limee lim naa yaay yi fi nekk ñëpp di remercier aussi les jeunes yi nga xamante ni ñoom nga àndal di liggéey boobu ba léegi. mais dafa am loo xamante ni tey dafa am solo mooy ñi nga xamante ni ñooy les responsables yi nekk fii tey bi ñu xamee ni mën nga nekkal téye nañ la uuf la ndax seen considération bi nga xamante ni am nañ ko ci man. loolu dama ciy lim sama jigéen sama xarit sama sœur Mame Mbaye Guèye di jigéen ju mën góor
di une dame de fer nga xamante ne tey moo jiite les femmes du comité électoral de la commune est da xam ni ku jiite jigéen dafa metti mais bu ñu ko jëlee mu jiite ñoo xamante ni mën nañ ko ay yaay mu jiite leen te coow jëbul je pense que ni Mame Mbaye vous avez tout le mérite te loolu ñu ngi la ciy féliciter di la remercier ci ce dynamisme mais aussi ci ce courage bi nga xamante ni am nga ko ba liggéey bi ngay liggéey ci comité électoral bi ñëpp xam nañ ko mais bu ñu ñëw fii te remercier ñu le comité électoral Alelo man ñooñu dama toog ak keroog Abdou mu won ma seen programme ma ni voici des jeunes organisés voici des jeunes méthodiques mais aussi voici des jeunes dynamiques ma jël ci référence bi ma gisee programme bi dama ñëw dal ci sama comité électoral ma ne leen gis naa ñoo xamante ne ñoo leen dàq liggéey ñoo leen gën a gëm liggéey 8 heures suba la ñuy jóg ba 20 heures donc comité électoral Alelo je vous remercie je vous félicite ci seen liggéey vraiment vous avez montré au président Abdou Mbow ne jàmbaar ngeen te aussi yéen a ngi koy liggéeyal donc président ces jeunes yi jàmbaar lañ ñu ngi lay liggéeyal te loolu ñu lay liggéeyal je pense que ni lu ñu war a wax la te Thiès yëpp gis nañ ko fu ñu romb ci es bi rek gis nañ fi comité électoral Alelo liggéey bi ñuy def di wax ni rek Ali tey li nga fi def jarul woon sax ñu koy wane ni man yow ku gis xam ne da nga bëgg jàmm gën ku gis xam ne da nga bëgg askanu jàmm gën loo am ñëw nga bokk ak ñoom donc tey man mii nekk ak yow sa préoccupation bi yëpp sa looy wax ci man rek mooy man jàmm gën laa am lu ma am dama koy yóbbu jàmm gën donc je pense que tu es un jeune dynamique ki nga xamante ni am nga fulla am nga fayda sa waa gox ñoo la ñor ñoon ngay liggéeyal donc je pense que ni man ku mel ni yow laa mën a àndal koo xamante ni préoccupation bi yëpp sa préoccupation mooy sama koñ ñu may def ba mu dox donc moo tax loo ma laaj ne lii dama ko jëmale pour le développement de notre localité man dama ciy sawar parce que ñun loolu la ñu gëm ay acteurs de développement lañ donc lu jëmale suñu askan kanam donc Ale ñu ngi lay féliciter di la remercier te lii nga def nii c'est un engagement civique parce que boo nekkee ci gox da nga war a xool liy doxal réew mi donc yéen waa Diamaguène Ale lancé na leen message ne leen am leen engagement civique ci seen gox bañ koo tilimal bañ koo taqal ku dem ba jël ay poubelle tegal leen ko c'est parce que bëgg na dëkk bi am hygiène bëgg na xale yi nekk am hygiène boo xamante ni dinañ mën a bañ a am yenn jàngoro yi mu dab leen donc Ale merci encore ñu ngi lay remercier di la sant bu baax mais nag damay ñëw ci ki nga xamante ni moom laa fekk si di l'honorable le vice-président de l'Assemblée nationale Abdou Mbow. C'est que Thiès des fois du ñu xam nit man ku ma gis xam ni du ma tagg nit du ma topp ci gannaaw nit du ma waxal nit loo xamante ni amul man ak Abdou Mbow quand c'est connu du tey yàgg nañoo xamante donc tey lii bu def nii waxal ma ko man ak moom sekk nañ loo xamante ni sax dépassé na lii mais dafa ñàkk ki ñaan di nit koo xamante ni nit ku baax la donc Abdou ñu ngi lay remercier di xam ni sama relation ak yow relation bi sincère la du relation boo xam dañ koo teg ci ay conditions ne man ak yow ku si nekk mën na demal sa bopp ku jaar fii dem mbooloo topp la foo jaaree fee mbooloo topp la mais dañoo bokk vision bokk gëm-gëm bokk génération am ay ambition yoo xamante ni moom lañ am pour Thiès mu nekk ay ambition yoo xam ne dañ ko partager avec la vision du président Macky Sall donc Abdou ku ñàkk ki ñaan nga je te remercie infiniment te loolu ma la defal c'est entre dafa nekkoon entre man ak yow mais sa ñàkk ki ñaan tax moo tax nga wax ko ne du yow rek laa ko defal naa ko ñeneen ñoo xamante ni waxuñu ko mais sa mbaax ak sa yiw moo tax nga taxaw wax ko fii ci mbooloo mi vraiment je te remercie encore ci sa sincérité ci sa loyauté parce que da ngay wax loyauté mais bu ñuy wax un homme loyal une personne loyale kenn mënu ci génne le président Abdou Mbow parce que ba ngay ànd ak Macky Sall métti woon na trop mais vous avez été toujours loyal envers lui taxawu ko jàppale ko ba tey mu am lii donc kenn mënul lim Thiès le premier militant le premier responsable de l'APR te doo lim le président Abdou Mbow donc Abdou
merci encore sa waa koñ gërëm nañ la te di la gën a ñaax nga jege sa koñ parce que nit ki amoo lu dul sa gox nul nag ne peut faire l'unanimité fa nga dëkk man mii fële ma dëkk di Bayal Khoudia Badiane def naa fa lu ne maa ngi fay wax lu ne mais ñëpp ànduñoo ak man mais Abdou bul bàyyi bul tay tey jii dem naa toog ak sama waa koñ ñoo xamante ni ànduñoo ak man ma demaat seeti leen waxtaan ak ñoom pour que ñu conscient que ni ñun li ñu ñor rek mooy liggéeyal askan wi. Abdou aussi loolu moo ko ñor waa Diamaguène xam leen ne am ngeen doom am ngeen frère am ngeen koo xamante ni li ko ñor mooy développement réew mi li ko ñor mooy développement Diamaguène taxawu leen ko jàpp leen ko parce que ndamam mooy seen ndam te xam naa ne li mu def fii si Diamaguène man de defaguma ko sama koñ parce que au moins moo ma njëkk si làng gi te boobu ba léegi ba mu ci nekkee mu ngi jëf nit ñi di gis donc waa Diamaguène maa ngi leen di ñaan ngeen jàppale ko man fii lu ma fi liggéey moom moo ko moom it lu mu liggéey Bayal Khoudia Badiane man maa ko moom donc ku nekk da nga am sa gox mais ku si nekk sa doole fa mu nekk di nga ñëw taxawu sa morom jàppale ko comme ni ma koy defal yeneen leaders yi parce que lenn rek moo ñu ñor mooy le président Macky Sall am ndam te le président Macky Sall bu amee ndam Abdou moo siy jëriñu Ablaye Dieye moo siy jëriñu ñoom ñu jël tasaare ko ci askan wi di rappeler rek ni élection yi jot na ba pare di wax ni cette coalition là bi ñuy wax la coalition des rescapés coalition rescapé 2019 moom laa leen tuddee ñoom ñu ne ñoo moom Thiès ay doomu Thiès lañ dañ kenn du gis doomu Thiès di dem di voteel doomu beneen dëkk mais doomu Thiès boo xamante ni waa Thiès xamuñu ko parce que bu la waa Thiès xamoon je pense que ni doo taf ay affiche fu nekk nga takk fa morceau bu orange di wane ni maa ngi nii parce que nit bu la waa dëkk xamee jarul ngay meeting jarul ngay taf poster jarul ngay taf ay fulaar donc nag ñun tey xam nañ ni kooku nekk coalition des rescapés xam nañ ni Thiès tourné nañ ko le dos xam nañ ni Thiès faale tuñu ko parce que ku ñu faale wul duñ la faale donc nag du xaar ba élection présidentielle ñëw mu bëgg yàqal ñu ki nga xamante ni liggéeyal na Sénégal liggéeyal Thiès pour ñu mën ko falaat beneen deuxième mandat muy jouer ci seen conscience donc bañ leen loolu surtout yéen ndaw ñi surtout la jeunesse bañ leen ni tey doomu Sénégal moo soxla et puis doomu Thiès ñoo soxla parce que ñun aussi ay doomu Thiès lañ di jël di jëf ci Thiès di jàppale ndaw ñi di jàppale jigéen ñi te kooku dine dafa bëgg di yor réew mi kenn mësu koo gis mu financé benn femme kenn mësu koo gis mu wutal benn xale liggéey donc tey kat ñi nga xamante ne ñooy ay doomu Thiès à travers le président Macky Sall lañ amee doole bay jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi ci ay financement surtout la DER sànq sama frère Abdou wax na ko am na ñu fi toog fii jot nañ ci financement yi donc kooku tey jar na ñu joxaat ko deuxième mandat mooy le président Macky Sall di le président de l'espoir le président de l'émergence di le président de la jeunesse donc ñu ngi leen di ñaan waa Diamaguène au soir du 24 février na ngeen ko defe woon ci législative yi na ngeen ko labaliwaat jox ko plus de 60% jël ko jox ko le président teg ko ci loxoy sama frère l'honorable député jox ko ndam li mu jël ko jox ko le président Macky Sall ni moom dafa am liggéey bu am solo boo xamante ni moo koy xaar c'est lui le mandataire départemental donc mooy rendre compte le président fidèlement ci li nga xamante ni mooy électorat bi donc jàppale leen ko ci man mii je suis le premier vice-coordonnateur de la commune Est donc ñun dañoo war a am ndam te ndam loolu je pense que bu ñu boolee suñuy force man ak moom ak suñu sœur Mame Mbaye Guèye je pense que ni Thiès va basculer dans l'escarcelle du président Macky Sall te incha allah ñu ngi koy ñaan ñu ngi koy liggéey jërëjëf merci.